leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi ab gaal gu suux diggante Faoy ak Fassaxor ca diwaanu Fatick lu tollook juróom-benn doomi aadama ñoo ca faatu ci suuxum gaal googule askan nag amoon jafe-jafe lool ngir mun leen a wàllu sapeur pompier yeex fa yegg si ndax gox ba dem fa doon na lu jafe lool daa ngeen ci dégg ci kenn ci askan wa yeewoo ca Fassaxor ma nga ci arrondissement bu Fimela Saraya ab cong amati na fa foofee ca diwaanu Kédougou bokk na ci ay samba boy jot nañ fa dogale ab woto compagnie minière ba ne ca gox ba foofee nag gendarmerie jot na ci amal enquête bu yaatu opération gàncax doon amal teg nañu loxo ñetti samba boy ya fa ne ñetti ñooñe sax kenn ka ma nga ñare ca lalu hôpital gannaaw gaañu ga mu am Alassane Diallo ak Sodi Brahima Dabo dañu feggoog ñoom ci biir xibaar yi ci aéroport Léopold Sédar Senghor bu Ndakaaru toxal aéroport gi ni mel yóbbu ko ca Diass tàmbale jaaxal lool ña fay daan seen doole dawalkatu taxi yaak borom restaurant yaak ña fay jaay saay su ne am nañu tiitaange lool jaaxle ci seen ëllëg bu fekkee ne li ni mel am na ñu ngi tàmbale di dànkaafu kilifa yi ngir ñu bàyyi leen xel daa ngeen ci dégg reportage gën leen cay jagleel dañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew ak tàggat yaram mbokk yi bu nes ci seema dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi musiba Mbabakumba am ca diwaanu Fatick ci arrondissement Fimela ab gaal gu suux ca Faoy foofee lu tollook juróom-benn doomi aadama ñoo ca faatu ci suuxum gaal googule ni ki biig la woon ab gaal goo xamante ne ñaar la ñu woon benn baa nga bàyyi ko woon Faoy doon yóbbu néew ca Fassaxor ba ko toppoon yëbboon ba fees dell ci noonu nag ci yoon wa la ñu suux ca biir ndox ma ba juróom-benn ci ñoom jot fa faatu ña ca des yi tamit ñu ngi leen di wër ci jamono ji foofee ca diwaanu Fatick ca arrondissement Fimela ca Faoy diggante mag li nga xamante ne mooy Fassaxor dañ ci teewlu Florence Sarr mu ngi fekk baax ca Fassaxor ci jokkoom ak Walfadjri. waaw c'est-à-dire bi ñu toogee bi match Sénégal bi di tax match Sénégal bi waaw ci la ñu oo nañu gaal bi nga xam ne moo jógoon Faoy di indi koor bi beneen ñaareelu gaal bi moo suux actuellement fu mu nekk nii juróom-benn nit ñoo ci faatu ñaari xale ak ñeenti mag maanaam ñetti jigéen ak benn góor ñetti jigéen ñi ñeenti yëpp Saaxor lañ dëkk ñaari ñoo dëkk Mbexoran bi nga xam ne moom moo yeggoon koor bi moom yeggoon na dafa yegg ci kii bi ci embarcadère bi ñu toog di xaar benn affaire bi yàgg yegg siwul après léegi dañu nga xam ne moo toppoon ci beneen gaal bi dafa suux boobu nag la ñu daw si pour ñi nga xam ne ñu mbaal si tax efes bi waa Faoy ñoom ñoo mujj a secours yi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir gaal bi yàlla dogal nag mu am ñeent ñi ci juróom-benn yooyu gaal yi ça c'est pas une première donc c'est pas une première donc enclavement bi ñu joytu nañ ko fu nekk joytu nañ ko foofu vraiment te amaguñu gain de cause on avait une promesse du ministre des infrastructures boobu léegi ñëwoon na ba def constat bi def la bu am benn lekk mais boobu ba léegi amul suite. mu doonoon jafe-jafe askanu Fassaxor Florent Sarr doon ci indi leeral bokk na ci xibaar googe nga xamante ne moo tukkee ci gaal googe suux ca diggante Saxor ak Faoy sànq ci suba si ñeent néew lañ fa jot a génne ca ndox ma ci jamono ji ña nga ca poste de santé bu Faoy dañ ci dikkaat ak suñu naataango Alassane Diallo ca diwaanu Fatick dañu dem ca diwaanu Kédougou foofee ca Saraya jot nañ fa nemmeeku fitna gafaam ay samba booy xuus nañ ca dëkk ba jot nañoo fitnaal ab wotop compagnie minière gafane ba tax na nag askan waa tiit nañu lool ne bu ñu deful ndànk ay bakkan mun na ca rot dañ ci teewlu ñenn ci ñoom jot nañ ci àddu dànkaafu nañu kilifa yi ngir ñu gën a yokk kaaraange ga foofee ca Saraya jàpp Tenkoto ak Massawa dañ ci dikkaat ak kenn ci liggéeykatu compagnie minière googule ca diwaanu Kédougou googee la ñu desandi ndax gendarmerie jot na ca amal opération jot a teg loxo ñetti samba boy ci ñoo ne kenn ci ñoom sax lott na lool ci jamono ji ba ma nga ñare ca lalu hôpital askan wa jàpp ne opération gi ni mel yegg si na ci waxtoom ne ñaan la gu taseek amin ndax jafe-jafe ga ñu doon dund ci ñàkkum kaaraange Soli Brahima Dabo
dañu leen fekk fu ñu doon seetlee seen butin maanaam ay xaalis wala wurus lu ñu jot a nangu ci loxo passager yi ñu buum leen teg loxo ñeent si ñoom fële ca dëkk bu ñu duppee Douta te bokk ci département bi Saraya si ñett yooyu nag am na ku fa am ay gaañu métti ndax tànk bi dàmm na ba yax bi feeñ si biti toll ni mu ngi fii si district sanitaire bu Kédougou liggéey bu rafet bi nga xamante ne daal vraiment di lieutenant Diallo de la Compasson amoon nañ ko askan bi kontaan na ci ndax bu ñu dégg mbir mi ñëpp a daw dem si district sanitaire. ñëpp kontaan nañ fu mu ne buntu hôpital baa ngi fees dell ñoo ngi ñaan daal ñu gën ñoo dimbali gendarmerie ak policier ñu dimbali ñu bu baax a baax. yi armée Sénégal yàlla na yokku torop sax tey kenn du reer man sama reer bi dama koo bàyyi si taal bi gis nga ni ma mel maa ngi togg reer rek ñu ne bandi yi ma daw. presque mën naa ne ci ñu braqué lu gën somme bu gën a bëri bi ci man jël nañ ci man 38 millions te boobu vraiment dafa métti yàlla mooy aar ñëpp mais autorité ñoo ñu war a jàppale ay bambara lañ leen lak mais bambara bu setul man dama ko jàpp ay pôle marginal ñemeetuma woon dem Xosanto donc actuellement alhamdulilah yaakaar naa ne fan yi di ñëw dinaa mun a dem Xosanto def nañ li leen war en tout cas daal militaires yi ak les gendarmes là vraiment ñu ngi leen di remercier ci laaxaan mënul jàpp ñii ay borom doole lañ ay borom xam-xam lañ ay borom galaaj lañu. ci boobu district bi nag am na sax ñu fa jot wax ne daal jaru seen te yi leen ñu bàyyi leen ak ñoom. warul ñëwoon dugal ci hôpital bi sax dañ leen war a génnee fii population bi def leen tiga dege ndaxte dañoo sonn kenn ñemewul génn guddi kenn ñemewul génn bëccëg diggante Xosanto ak kii mel ni Casamance sax moo ko tane. bandi man xaw ma nu mel damaa yaakaar ne ay jinne lañu ndax damaa yaakaar ne bandi du nit bu ñuy liggéey sax suñu xel du dal bandi baaxul cim réew. mu sukkan ko si yeneen xibaar ay sababu yu bëri ñoo fa am ay gaañ-gaañ yu métti te daw utali àllëgoo bii arrestation dina tax askan fa yow nag mën a noy bu baax a baax ndax ñaar fan yi weesoo météo na ci dugg Soli Bourama Dabo Abdoulaye Chimère Fall pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Soli Bourama Dabo lii di njàq rek tiitange tàmbale na gane si liggéeykat ya ne ca peggu aéroport Léopold Sédar Senghor fii ci Ndakaaru borom restaurant yak borom taximan ya fa ne ak ñeneen ñu fay yëngu ci wàllum njënd ak njaay gis ne ànduñu ci dogal gi kilifay jël bëgg a tuxal aéroport gi ni mel ca Diass ne loolee bu sottee du doon ngeeneel ci ñoom ndax mun na gàllankoor seen koom-koom dañ ci teewlu reportage yu Abdou Khoudos Diallo. fii ci aéroport international Léopold Sédar Senghor mu mel ni ab jaba jaaykatu passion dawalkatu ndaamaar ak ñeneen i jaaykat ñëpp daanaka fii la ñuy suturloo ginnaaw bu ñu déggee dañuy toxal aéroport bi mu mel ni am nañu njàkkare. depuis booba léegi ñun tranquille luñ xamuñu li ñuy liggéey te bu aéroport bi tamit demee Diass ñu bu boobaa dañuy duñ mën a amuñu accès pour foofu noonu tamit day metti pour ñoom buñ fa amoon accès tamit. du fa liggéey tamit dinañu arrangé tranquille xaw nañu def carré place parce que ñun xamuñu fu dul aéroport kon suñu nee aéroport bi dañ koy déplacé te amaguñu foo xamante ne bi suñ ku doon fa mën a def comme location bi ñuy def fii dinañu xaw a jaaxal parce que nit koo xam ne yow xamoo fu dul aéroport depuis 2000 ba léegi yaa ngi fi. affaire bi moom vraiment moom wax dëgg yàlla dina métti si ñun trop ndax xam nga foo taamu di liggéeyee ñoo xëy benn jour ni la da nga fay jógee te yow si nga daan yaakaar loo dundal sa njaboot affaire yooyu dafa metti trop. dawalkat oto yi di ñaxtu waaye it ñii di jaay ci restaurant ya kenn demul ñu des. aéroport bu jógee ñun fan la ñu jëm suñu njaboot yi ñu yore ak liggéey bi ñu yaakaar nii ñu bëgg a yëkkati aéroport bi léegi ñun fan la ñu jëm. xamuñu ba xam c'est fait ci Ndiass ba xam ñun wëccal nañu fa benn kii boo xam te dinañ bu dee dañuy tuxu dinañ fa mën a tuxu parce que aéroport bi moo tax ñu fiy liggéey bu fi nekkatul presque nekk fi du am sens. jaay aéroport lañ xam xamuñu feneen tey jii ñu xëy na aéroport day dem te waxuñu lenn loo xamante ne nii mën nañ cee sukkandiku moom jaaxal nañ trop. nelawatuñu lekkatuñu naan. ñii ñëpp nag yàgg di fi suturloo waaye ginnaaw buñ leen ne aéroport bi dañu ko war a tëj yóbbu ko foofu la ca Ndiass seen xel dalul ndaxte seeni liggéey boo moytul day nax saay. ñu ngi koy jaajëfal Abdou Khoudos Diallo dañu àddu ci wàllu dem beek dëkk bi ñeel VDN bu Ndakaaru ma ñu yokkaat fu mel ni cité Damel ak Nord Foire chantier yaa nga fa waaye nag booba léegi ña dëkkee ci yooyu la quartier ne am nañu jafe-jafe lool ndax saay su ne poussière ga fay bawoo moom la ñuy nokki ñàkkum kaaraange tamit moom la ñuy dund saay bu lëndëmee dañ ci teewlu Fatou Bintou Diouf ma nga woon ca googule quartier.
prolongement VDN bi nag indi na ab njàqare ca ñay yeewoo ca gox yi di Nord Foire unité 26 ak cité Damel ndax oto yu bari ci biir koñ yi la ñuy aw ndax duñu gis benn panneau bu leen di wan fa ñuy jaaree. risque yu bari la population yi nekk fii risque yoo xam ni vraiment mën na fee indi ay jéye yoo xam ni kenn xamu ko sax dañoo jékki-jékki rek gas seen pax mu xóot jël ay buum wërale ko ci ñaari côté yi lañ def panneau soleil ki jóge fii du xam fu muy jaar day jàdd tasanteeg taxi bi ñi naan may ma fii ñi naan may ma fii kenn xamul lu xew ci chantier bi. saa yu guddi jotee ñay romb ca chantier bile dañuy am tiitange ndax duñu gis benn lumière loolee tax ba ñuy dëkkee ci yile gox di jànkonteel ay problème yu bëri. travaux yi bi ñu ko commencé def ba léegi ñun mënuñu jot am sécurité bu doy parce que suñu oto yi bu ñu ko gaaree suñu bunt yi da ngay gis oto buñ dañ koy mbëkk ñu dem noonu ñu ñooy mujjee obligé di defaat suñu réparation oto yeeg yëpp. man mi di wax ak yow poussière daf may sonal su ma ko nooyuwee rek après lendemain bi moom du ma liggéey te guddi gi fii amul lumière fii soo da ngay romb sax doo am foo jàll amul lumière oto yi dañuy romb amoo foo jàll. guddi sax moo gën a dangereux parce que guddi gi kenn du gis dara. grue yi nga xam ne ay tonnes la grue bi bu fekkee emprise grue bi fi muy taxaw bu baaxul si c'est pas stable la grue bi mën naa daanu te grue bi bu daanoo ci kaw nit ñi lay daanu. ngir ut la koy saafaraal doomi gox yële ñoo ngi sàkku ndimbal ci kilifa yi. premièrement nañ installé ay lumières yu doy fii pour ñu mën a gis deuxièmement route de contournement bi nañ ko goudronné nañ ko def route boo xam ne praticable route boo xam ne nit ñi fa jaar te du am ay pax du am ay kii gars yi mën a jaar ñu délimité circulation bi ba nga xam ni xale yi ñi population yi dañu mën a circuler mën a dox sans benn risque en plus agent yi ma fi gis am na ay agent yu ma gis doyuñu ñu wut ñoo xam agent yu expérimenté yoo xam ni yu mel ni police wala keneen koo xam ne bu la nee jaaral fi nga jaar. ñàkkum nag poto lampe ci prolongement VDN bi nag indi na ab tiitange ci chantier bi ak i ñan dëkkee ca wet ga ndax oto yu bari nag ci biir koñ yi la ñuy jaar loolee doon lu métti yu ña dëkkee ci gox bi di unité 26 cité Damel ak Nord Foire di ñaawlu. Fatou Bintou Diouf dëkkuwaay geneen ca Tivaouane Peulh foofee ay weer a ngi ni jotoon fa daaneel lim bu takku ci ay kër ñamuma kër yooyu nag ne ci jaaxle ba léegi meeru gox ba jot na ci addu xamle ne daal ñu ngi xaarandi dajeb conseil des ministres dajeb conseil interministériel gàncay am ngir njiitu réew mi Macky Sall mun cee jël dogal indi saafara ci kër yooyu ñu daaneloon ca Tivaouane Peulh maire ba di Momar Soxna Diop àdduna ci micro Najib Sagna. xam ngeen ne que juróomi weer ci ginnaaw fekk nañ ñu fi toj suñuy kër génne askan bi ci biti muy lu ñu ñaawlu woon jamono boobu ñaawlu nañ ko fépp. waaye yàlla def na njiitu réew mi muy président Macky Sall jël ci ay dogal ne lu mel nii bëggatuma ko gis ci réew mi li ci am solo mooy njiitu réew bi mu jëlee dogal yooyu askan bi ba léegi teewul mu jaaxle ndax dafa waxoon service yi pour que ci nu mu gënee mën a gaaw ñu ñëw xayma li nga xamante ne si yàqal nañ leen ko et puis ñu ubbi waxtaan boo xamante ne si askan bi dana ci mën a gis boppam yàlla def na loolu xaw na tardé waaye premier ministre bi ci ñaari weer ci ginnaaw yàlla def na man ak moom ñu gisee taxawaay bu wóor muy taxawaay bi nga xamante ne si moom le président Macky Sall amoon ci mbir mi pour que lépp loo xamante ne si dogal nañ ko ñu dëggal ko pour que askan bi mën a gis avancement ci problème bi tey rafet nañ njort ne que incha allah ci fan yu néew danañ mën a def loolu ñuy woowee réunion interministérielle pour que ñu mën a jël problème mu Tivaouane Peulh yëpp. li ci am solo mooy ñu gaaw ndax mbir mi wax dëgg neex yàlla yéex na lool te yéexaay boobu day jur yeneen loraange yoo xamante ne si seenuñu ko ci woon. tey ma jox la ci benn exemple ñi nga xamante ne si ñoom ñoo fa nekkoon école mi nii mi ngi tijji xamuñu fu ñuy dem xamuñu fu ñuy def seen i doom jafe-jafe yooyu ñu ngi koy dund te wax dëgg neex yàlla buñ demee ba jël dogal ne ñoom dootuñu lekk ba keroog ju leen di saafaral seen i problème loolu wane na nekk population boobu dafa sës. ñu ngi ñaan yàlla nag état bi dimbali ñu ci ñu gën a mën a gaaw ñu mën a ñëw àggali liggéey boobu àggali yéene bi nga xam ne moom la président Macky Sall wax fii ci Tivaouane. weer a ngi nii tàngoor gu metti moo gane si Ndakaaru doon lu yitteel li nga xamante ne mooy jalkatu congélateur yeeg frigo yi gis nañ ne daal ci jamono ji seen traite ubbi na poos yaa ngi tàmbalee diis ndax liggéey ba dox na dañ ci teewlu Rokhaya Ndour. jaaykatu ventilateur yi ak frigo yi mel na ni seenam njaay moo ngi dox bu baax a baax ci tàngoor wi ñu nekk yenn ci boutique yi nekk fii ci Ndakaaru di ko dëggal. période bi moom mi ngi dox moom période boobu ñu ngi ciy jaay bu baax moom mi ngi dox bu baax a baax am na sur-pied miral plafonnier waaw
am na qualité yoo bëgg quoi. bu dul tàngoor bi moom da ngay jaay xëy di jaay par benn rek quoi par benn ngay jaay. mën nañ ne alhamdulilah parce que ñun moom daanaka sunu période mooy période tàngoor bi quoi. waaw lu muy gën a tàng rek sunu jaay di gën a dox xam nga frigo yi congélateur yi ak ay split xam nga yooyu yëpp mën nañ ne si tàngoor bi lay doxee quoi am nañ congélateur am nañ frigo combiné am nañ réfrigérateur xam nga waaw am nañ tamit side by side. ba tax na rek jaaykat yooyu rek di ñu xamal rek ne seen bénéfice yokku na bu baax a baax ci tàngoor bi ñu nekk. prix ça varie entre 20 000 25 000 30 000 waaw prix boo bëgg am na quoi. peut-être tàngoor bi di nga jaay 15 20 ba 30 ventilateurs par jour. mun nañ ne à partir de ay 95 000 mooy frigo bar yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci ay chambre affaire yooyu quoi. waaw am nañ fi ay frigo bar yu nga xam ne à partir de 95 000 am nañ tamit mini bar moom mooy gën a ndaw waaw boobu moom moo gën a moins cher boobu dañ koy jaayee 80 000 francs. bu ñu sañoon sax mun nañu mu gën a tàng quoi parce que ñun lu muy gën a tàng rek mu ñuy gën a arrangé. sunu bénéfice yi kii bi lay gën a yokkoo quoi parce que seddaay moom daanaka nit ñi duñ ko utiliser lu bari. ca wet ga rek am na jaaykatu frigo moom rek nee na gisul la boppam bu baax a baax ci njaay mi li ko waral rek mooy clients yi bari wuñu lool ak itamit dëkk bi dafa metti loolu. période tàngoor moo day dox bu baax a baax a baax mais actuellement nii doxul. da ngay toog 5 jours wala 2 jours nga jaay benn wala une semaine nga jaay benn actuellement amul njaay mi moo daw. par bés mbo ça dépend mun naa jaay benn wala ñaar. après tabaski laa wàcce bagage yi waa ngi dama doon wàcc tabaski rek bagage yi day dem quoi mais actuellement ne gis nga bagage yi mu fi bëre fii da nga doon ñëw doo fekk dara. bu gars yi bu ñu ñëwee rek bu ñu la fekk dara ñu tëj sa magasin ki parce que bala na jaay ma sax ñu ne jaay nga fekk jaay la yor loo xaalis waaw dëkk bi mu wax dëgg dafa métti quoi. fii ci Ndakaar ak ci biir réew mi yëpp nemmeeku nañu fi ab tàngoor bu métti fan yi ñu toll loolee sax ñi di jaaykatu ventilateur yi ak frigo yi ñoom seen liggéey moo ngi dox bu baax a baax bu fekkee ne sax ñenn ci askanu Sénégal ñoo ngi joytu rek ba tey tàngoor wi. leneen ci xibaar Afrique sowu jant bokk na ci lim bu takku ci ay xale yu jigéen di dund jafe-jafe yu métti du ñu jotee ci wàllu paj meek njàngale mi doon lu leen jafe lool waa plan international Sénégal ñoo ko xam ne jot na ñu jël ci matuwaay ngir ñooñe di ay xale yu jigéen seen nekkin bu na doon lu mucc ayib waxtaane nañ ko ci ndaje mu yaatu Mamou Diaby Gassama ma nga fa woon. ci wàccaay bés bu ñu jagleel xale jigéen yi te ñu wax ko amal ni ko fukki fan ak benn ci weeru octobre bi plan international Sénégal fësal na niki aljuma ci fukk ak juróom-benneel rapport am bànqaas bi ñu duppee ni jigéen laa di ab kuréel ba nga xamante ne daa taxaw temm ci lépp lu jëm ci wàllum ak yelleefu xale jigéen yi fileeg atum 2030. il faut que ñu dem ba ci niveau bu gën a suufee mooy cellule familiale bi nga xam ne dinañ sensibiliser papi yi dinañ sensibiliser yaay yi dinañ sensibiliser dëkkandoo yi. pour que ñu mën a jàppale jigéen ñi ñu mën a exprimer seen droit mën a réaliser seen droit ba pare nag ñu ngi ñaan jigéen ñi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñoo am problème bi ñoom ñu jóg taxaw takku comme ça ñu mën a ñoom ci seen bopp def seen plaidoyer fépp fu nga xam ne mën nañu wax fépp fi nga xam ne mën nañu sensibiliser nit yi pour que seen droit yi ñu respecté ko. xayma yi wane nañ ne ni nekkinu xale jigéen yi fii ci réew mi doy na waar lool rawatina ca bët gànnaar ak bët saalum réew mi. rapport bi feeñal na yu bari yoo xam ne ñun déjà xam nañ ne jigéen ñi ñu ngi koy dund muy violence yi muy discrimination muy inégalité yi fii ci Sénégal boo seetloo li ñuy wooyee ay pratiques néfastes maanaam ay excision ak yenn violence yi basées sur le genre soo seetee région yi nekk au sud du Sénégal comme région de Sédhiou région de Tambacounda région de Ziguinchor yooyu fa lañ koy gën a gis ci lu ëpp. am na ci kaw Sénégal ay boo demee Saint-Louis am na côté Matam alors loolu moom ay étude moo ko wane que prévalence foofu la gën a ëppee fa la doole ji gën a tare. ñu bàyyi xale jigéen ñi ñu wane seen mën-mën kaddu yooyu lañ tuppee bataaxal 2017. ren nag rapport bi nuñ ko tuddee mooy nañu libérer nañu bàyyi xale yi seen pouvoir ñu exprimer ko ndax reconnaître nañ ne que am na ay jéego yu bëri yi nga xam ne def nañ ko biir Sénégal particulièrement depuis 90 ba ñu adopté le droit la convention sur les droits des enfants état bi ñëw ratifié ko ak yeneen convention encore sur le droit des enfants et des jeunes filles. Depuis 2015
chaque année dañu sélectionner ay jigéen yi nga xam ne dañu dem ci sphère d'influence yu gën a kawe taxaw jël place leadership bu jigéen ñi mën a wax ñoom jàngoro yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel discrimination yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel ba pare wax ñoom lan la ñu bëgg seen ëllëg mel lan la ñu bëgg société bi jàppale leen institution étatique yi jàppale leen seen waa kër yi jàppale leen société bi de manière générale jàppale leen. jamono ci bëgg-bëgg ñi nànk plan international Sénégal moo di ne xale jigéen ñi rawatina ñi nekk ci anam yu doy waar ñu taxaw temm si lépp lu leen soxal ngir ñu wane seen mën-mën ci anam yépp. Mamou Diaby Gassama ñu ngi koy jaajëfal mbokk yi yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës mooy làkk gu metti ga am ca Kenya dañ ciy teewlu faram-fàcce beeg Fatou Bintou Diouf. benn pàcc ca marché fëgg jaay ba nekk ca Gikomba nekk ca Nairobi moo lakk ba jeex waaye nag benn bakken nag jotu see rot waaye la fa yàqu bari na lu mel ni marchand yu kenn mënatul a xàmmee loolee boo ko nattee ci koppar jaaykat yi ñàkk nañu lu toll ci $1 million bu ñu sukkandikoo ci kilifa réew mi lakk bi leen nit moo ko def ci loolu kenn ku féete nag ci kujje gi moom nag day joxoñu baaraamu tuuma ña nekk ca nguurub Kenyatta ay tuuma ya jiitu réew mi tegg ci nondam te di sàqu ba ñu càmbar ba xam ña nekk ca gannaaw bi leen lakk. ba mu jaaree fan yi ñu jóge ca Amérique centrale ngelaw bu fort bu ñu tippee ouragan nag jot naa yegg si gaaw gi ci côte américaine yi ci wetu fleuve bu Mississippi ak ay ngelaw bu ànd ak vitesse bu toll ci téeméer ak ñetti fukki kilomètre ci waxtu bu nekk balaa muy yokk nag jot naa romb fële ca golfe bu Mexique jot fee faat lu toll si 26 ñetti doomi aadama ouragan nag doon na ngelaw bu ñu gën a néewal ci dooleem dina romb ci ay fan ci Nouvelle-Orléans réew mi nag nga xam ne ci atum 2005 ngelaw bi di Katrina jot na fa faat lu toll ci 1800 doomi aadama. gannaaw ba njiitu réew bu Chine di Xi Jinping naroon a amala fi ak ñaari semaine 19e congrès wu parti communiste yi ci loolee nag ñu waroon ko joxaat benn mandat bu juróomi at ci bopp réew ma ñu yor lépp lu soxal wàllum nger ñu jot rotal benn bilan ba lu toll ci $1.7 million ci ay fonctionnaire jox nañ leen teg ay daan ci wàllum nger wàllum corruption nag Xi Jinping nag ñu ngi ko doon joxañ ba am ni da ko doon amal ba mu toogee ci bopp nguur baak léegi loolee nag mu doon jëfin boo xam ne Xi Jinping nag ba muy xeex nguur gi nag newoon na ni da leen def a priorité wam xeex wàllum nger ci biir réew mi. ñu ngi koy jaajëfal gagné na démb moom Alioune Cissé daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo mbokk yi laata ñu tàggoo ñu bamtuwaat leen xibaar gu ñu dooree xibaaru digg bëccëg gi di musiba Mbaba Kumba ga am ca diwaanu Fatick bu weesoo bétanti ab gaal a ngi ni suux na ni ki démb foofee ca waaxu fa oy jàpp fa saaxoor ba lu tollook juróom benn doomi aadama ñoo ca faatu ci suuxum gaal googe daañu ci dikkaat ak suñu naataango Alassane Diallo ma ñu teewal ci jamono ji Alassane Ba ma nga ca Faoy ca arrondissement Fimela ca diwaanu Fatick mbokk yi ma fu ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Cheikh Tidiane Diop mi newoon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène newoon ci réalisation xibaar yi mbokk yi di leen jaajëfal ci teewlu gi ñu yendoog jàmm ak programme Walfadjri yal na jàmm sax bi